www.sangatv.com. jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ponk yi ci gën a fës procès bu Khalifa Sall ñaareelu ay bis bi tàmbali nit ki tey jii ñu ne nag procès bi kon ci àjjuma ji daanu xam rek fu wànnante ju mujjee ki gëtëm ki nga xamante ne nag moom mooy juge bi moom moo àddu ci lu nu mel procès boobee ak nanu ko yóbbee ca cour de justice bu CEDEAO lanu doon bëgg ñoom avocat yu Khalifa Sall kon du mën a sotti muy nag ñu daal di kon neenal topp gi nga xamante ne moom la ñuy topp seen client cour de justice bu CEDEAO àdduna tey jile ca Abuja la ko waxee ca Nigéria dinañ ci jokkoo ak avocat yi di maître Ousmane Diagne mi nga xamante ne nag moom moo fare ci défense bi ak maître Baboucar Cissé du ñàkk moom it ñu jokkoo ak moom muy avocat bi layal nguur gi beneen ponk muy marine sénégalaise moom nag dana taxaw rek ci kaaraange ak nappkat yi jëwriñ ñi dénk biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye moo ko xamle ca diwaanu Ndar la yëkkatee yooyee kaddu gannaaw nag ba ko fee njiitu réew mi yabale Aly Ngouille Ndiaye teg ci nag di naqarlu doom yi Sénégal boobee ñu faat ci waaxi Mauritanie lu soxal nag wàllu grève bi nga xamante ne nii SAMES sóobu na ci muy syndicat bi ëmb médecin yu Sénégal tey ji nag la daal di door muy grève ñetti fan ñoom nag ñu jàpp ni grève boobee kon topp nañu ko bu baax a baax fële ci hôpital Aristide Le Dantec seetlu ga mooy nag aji tawat gaak ña leen di gunge ña ngay àndandoo di naqarlu kon boobee grève dinañ wax it ci beneen grève bi nga xamante ne nii syndicat autonome bi ëmb jàngalekat yi di SAES moom it daal den ci sóobu muy grève ñaari fan ni ki tey ci talaata ji la ñoom nag la ñu bëgg rek mooy nguurug Sénégal daal di leen nag maanaam baral li nga xamante ne nag moom mooy waxtaan bi nga xamante ni mi ngi koy wax ak ñoom ndax ñoom jàpp nañu ñoom jàngalekat yooyu ne ba nëga ni kon nguurug Sénégal dalalu leen loolee la ñu yàkkam ci lool fonction publique conseil supérieur bi ñu ngi koy xaar ñu ne nag faaw nag ñu samp ko muy conseil supérieur de la fonction publique ñu ne nag du yàgg léegi tey ñu daal di samp nag boobee conseil mu war a sëgg nag ci jafe-jafe yi nga xamante ne léeg-léeg liggéeykatu gox goxaan yi ñu ngi koy jànkonteel mbokk yi ponk yaa ngi nii yaatal gi léegi-léegi ma ngoog niñ ko waxee woon du ñàkk kon ñu jokkoo ak avocat yi nga xamante ni kon ñoom ñooy lay ci mbirum Khalifa Sall ak procès boobee ni ma ko waxee ci ponk yi ci ajuma ji nag daanu xam rek fu wànnent di mujjee ki gëtëm ñeel nag mbirum Khalifa Sall dinañ ci dellusiwaat marine sénégalaise dana taxaw nag ci kaaraange mool yi jëwriñ ji dénk biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye moo yëkkati yooyee kàddu nag ca ndax gannaaw ba ko njiitu réew mi yabalee foofee moom Aly Ngouille Ndiaye nag teg ci di naqarlu mool Sénégal boobee nga xamante ne dañu ko faat ci waaxi Mauritanie yi ñu teewlu ay kàddoom moom Aly Ngouille Ndiaye ci micro Seynou Diop. mooy dañoo bëgg seen kaaraange rawatina nag seen kaaraange bu nekkee ci biir réew mi parce que lañ jàpp ñoom mooy ñoom la ca ëpp ba ci démb fañ nappee ci biir Sénégal la bokk kon nag biir Sénégal waruñ fay napp ñu leen ci bunduxatal rawatina nag ba leen di rey ci embouchure bi wala ba au-delà loolu aussi d'accord nañ ci ak ñoom. te bu neexee yàlla dinañ jël matuwaay yëpp pour que marine bi mën fi nekk déjà benn patrouilleur mi ngi ci yoon bi te dina fanaan si ñu jël ay dispositions pour que armée bi mën fay toog mën a surveiller frontière bi parce que loolu buñ ko defee mën naa am ñoom seen xel dana ci dal d'abord. ñoom it ci biir waxtaan bi génn na ne xam nañ ne Mauritanie réewum jàmbur la am loi yi boppam am ay texam aussi ñu nangu ne danañ ko respecté tant que ñun ak ñoom jubawuñ ci lenn. waaye ñu ne même buñ ko respecté wut aussi ay nit lañ duñu ay mala kon même bu gaal rëccoon tey dem Mauritanie ñun ñëpp d'accord nañ ci ne solution bi warta mën a nekk ñu tirer bal fetal surtout ko amul gànnaay mën nañ jàpp Sénégal mën na leen amande lu ne mën nañ ci tëj loolu lépp mën na am waaye rey moom dafa war a dakk te loolu it nag nañ jàpp ne nguur gi da leen ci jàppale. ab accident bu metti nag moo am ci diggante kon Linguère la xewee accident boobee Linguère jàpp Matam fay tolloog rek Ranérou lu toll ci ñeenti doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan ci boobee accident kenn nag jëlee ci ay gaañu gaañu yu metti woto ba nag nee nañ ma nga jóge woon ca Matam moo ñëw nag daal di dal ci benn camion bu malien camion boobee nag dafa paan waaye na mu taxawee ca tali ba baaxul oto ba ñëw rek dal ci kawam kon moo waral kon njombe loolee ñi nga
xamante ne nag ñoom ñoo faatu ci accident boobee yóbbu nañu leen ca hôpital Magatte Lô bu Linguère. ñu daal di wax nag ci grève bi nga xamante ne nii SAMES sóobu na ci tey jii muy syndicat bi ëmb médecin yu Sénégal grève ñetti fan la muy docteur Boli Diop ak ñamu àndal ñoom nag la ñuy sàkku rek mooy nguurug Sénégal li nga xamante ni xaatimoon na ko mu daal di koy jëfee bokk na nag ci seen i jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy dund ñoom médecin yooyee fële ci hôpital Aristide Le Dantec seetlu ga nag mooy aji tawat ga ak ña leen di gunge ñëpp a ngay manko di naqarlu boobee grève ndax nag lam leen gàllankoor bari na lool Mame Birame Diouf. mu doon ab bëccëg bu spécial ci ñi feebar ñëw fii ak it ñi nga xam ñu ànd ak ñoom mbetteel la ñu jëlee ci grève bu SAMES gi ñu amal maire tax kon ba ñuy ñaaw lu ni mel. maa ngi nii rendez-vous mais bu ñëw ñu ne xaar leen fii ne xamul woon médecin dañuy grève mais ñu ngi leen xaar malade baa ngi nii fi nekk biir bi moo am problème fi nekk guddee bëccëg du nelaw mais xanaa koy sooy grève kay mais xanaa dana am service minimum mais fi nekk du am doo gis koy waxal fi da ngay ñëw jël taxi fay 10 000 francs ñëw suba nga dafay booy dem fay 10 000 francs Kër Massar ci koo xam ne liggéeyoo dama dara loolu fan lañ ko teg. maa ngi yore malade bi dafa sonn léegi man tamit maa ngi nii man dama sonn parce que fii boo fi nekkee da ngay sonn da ngay dem ba yow da ngay feebar sax xam nga loolu tamit métti na man sax wax moom mënuma ko wante nag lii dafa métti. jafe-jafe malade yëpp je pense que gouvernement mooy responsable parce que depuis 4 ans ñu ngi koy artu depuis 4 ans ñu ngi koy woo ci ay négociations depuis 4 ans ñu ngi koy jox ay yoon pour ñu bañ a yegg si fii parce que comme li ma la rek bu suñu protocole d'accord war nga appliquer. docteur Boli Diop xayma gu mu def nag ci mi-journée bi ci grève bi lu dalal seen xel la. gis nañ ni service yi fi nekk yëpp Dantec suivre nañ le mot d'ordre tàmbalee ko par bloc opératoire yi woon opéré wu ñu service yi woon consulté wu ñu li fi xew daal mooy lépp nañ ko en charge mais à part loolu vraiment camarades yi de façon unanime respecté nañu mot d'ordre lool. di yëgal tamit li xew fii moom moo xew ci région yi parce que am nañ ay écho yu jógee ci région yi suñu naataangoo yi yëgal ñu ko. ñu mën a am retraite ci 65 ans waaye xool statut praticien hospitalier yi ak it nañ leen di fayee ñu gën kaa jaaral yoon doon seen i bëgg-bëgg ñu ñëw fii nag di lijjanti ay këyit jàpp ni nguur gi war na leen gestu. dafa jaar médecins yi nangam seen bopp lañ fi nekkal rek yow boo jógee fii ñi nga xam ne grève boo nee ñu ngi ci ay yeneen clinique yooyu xam nañ ko dañ faj nit ñi wala ñu remboursé li ñu fi joxe ko fii nekk ça fait 80 000 francs maa ngi nii 25 000 francs ordonnance te fii nekk liggéeyum dara. nit a gën alal ñu góorgóorlu jàppale ñu ci ñun ñu nuy faj yaa ngi may dégg te yërëm ñu te yàlla tax waaw ndaxte ñu baax lañu nag. bëccëg gu njëkk ci grève gi SAMES di amal hôpital bu Dantec yëg ko di ko làbbali doon yeneen bis yu nar a metti ca ña feebar. Professeur El Hadji Niang moom nag moom mooy major bu service d'imagerie médicale bu hôpital Aristide Le Dantec moom nag mooy dox tànku jàmm ci mbir mi maanaam diggante nguurug Sénégal ak SAMES ci gis-gisam nag dañoo war a amal ay waxtaan yu ñoŋ yu jëm ci jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy jànkonteel ci wàllu wér-gu-yaram ñu teewlu ay kàddoom ci micro Mame Birame Diouf Mohamed Dieng. li ko sooxe mooy ñàkk waxtaan ak ñàkk participer loo médecin yi ci li nga xam ni moom la leen di jox parce que nit boo koy jox lu muy liggéeyee da ngay seet li gën ci moom li mu soxla nga di ko jox bi maanaam bu dee nit ki dafa soxla kuddu nga jox ko fourchette naam fourchette baax na mais mënu si naan ñeex fourchette mën ta ñaan ñeex liggéey itam noonu la liggéey bu ne dafa am lu mu méngool man gëm naa ni tey bu ñu dégloo médecin yi aussi toog waxtaan ak autorité yi ñu dégloonte bu baax ku nekk xam ni li nga bëgg moom la sa morom bëgg moo di nit ñi wér hôpital yi nekk hôpital yu baax yoo xam ni malade yi bu ñu fi nekkee seen xel dana dal ñu am set am ay douche di am lekk gu baax loolu la ñëpp bëgg loolu médecin yi bëgg loolu malade yi bëgg. beneen grève nag bu door tey jile muy jàngalekat yi fare ci daaray kaw yi di syndicat boobee di SAES ñoom nag ña ngay naqarlu yeex yi nga xamante ne am na ci seen diggante ak nguurug Sénégal boobu ba nëgë ne nag ñu koy xaar ngir mu dalal leen ba ñu mën koo yeggee seen i jafe-jafe bokk nag ci xoolaat seen wàllub retraite ak yeneen i poñ yoo xamante ne ni bokk na ci seen i ñaxtu SAES tey ji doon janook taskatu xibaar yi Fatou Bintou Konté
Université dooraat na ay grève am SAES di syndicat autonome de l'enseignement du supérieur moom nag ma ngay ñaawlu patt gi nga xam ne nguur gi ma ngi ko patt bañ a dajeek ñoom ngir ñu waxtaan ci li nga xam ne moom moo di seen i point de revendication ba tax ni jamono ji ñoom dañoo fas yéene banque seen i loxo ci diirub ñaari fan tey nag lañ koy door. Le 26 juillet 2017 ba heure bi ñuy waxanteeg yéen ñu toog di xaar pour que ñaareelu décision bi nga xamee ni waxtaan boobu jëloon na ko muy ubbi maanaam benn ndaje boo xamee ni dañ cay saytu la génnee woon ca kuréel ko loolu nag la ñuy xaar depuis le 26 juillet ba léegi te mënaguñ ko am ñuy fàttali nag nit ñi SAES donc li lal nañu waxtaan yu bare ak ay ndaje yu bare ci suuf pour rek indi nguur gi pour que ñu mën a waxtaan ba juboo ci kàddu pour bañ indi jalte ci biir njàngale mu kawe waaye nag li ñu nemmeeku mooy donte ñun am nañu Pastef bu mat te wane nañ ko mais ña nekk suñu kanam dañoo gis ni Pastef boobu doxaleewuñu ko loolu moo indi tey ñu woote waat ni nag kon danañu continuer lañ doon def donc moo tax tey ñu woote banque suñu loxo ñaari fan muy tey ak suba incha allahu rabbi. ñoom enseignants yi nga xam ne ñoom ñoo yor njàng mu kawe mi lee ña ngay ñaawlu bu baax li nga xam ne moom mooy ñàkk faale gi nga xam ne nguur gi faale na ko ci seen problème ki nga xam ne moom moo di à la retraite bi ak tamit li nga xam ne moom la ñuy wax décret bi jëm ci wàllu recherche ak tamit réforme des titres. dañuy fàttali googu yëpp yoon yi nga xamee ne war nañ fa mën a aw pour trouver solution yoon yooyu yëpp waxtaan boobu ci biir kuréel googu génnee na ko la ca des kay mooy ñu daje ak nguur gi pour que ñoom ñu xool ci yoon yooyu ñu leen tànnal ñoom ban yoon moo leen ci gënal loolu nag la ñuy xaar ci nguur gi depuis le 26 juillet. enseignants yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci njàngale mu kawe mi nag jàpp nañu ne ñoom fi mu toll nii bépp waxtaan gu nguur gi fas yéene lalal ñoom ubbeeku nañ ci ngir nag li nga xam ne moom moo di seen i jafe-jafe nguur gi saafara ko. ñi ñoom neewaguñ ci grève waaye nag boo moyul ci lañ jëm muy union des routiers bu Sénégal ñoom nag am na sax ndaje mu yaatu moo xamante ne dox na seen diggante takk der yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi yëngu ci wàllu woowee waaye seetlu nañu nag ne lu bare bari kon des na Gora Khouma mi nga xamante ni moom mooy njiital union boobee la mu xamle nag mooy ca grève la ñu jëm ndax li ko naqari mooy jëwriñ ñi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu dem bi ak dikk bi moom teeweewul boobee ndaje waaye tamit nee nañ douane bokkul ca ndaje moomee te ñooñee nag seen teewaay lu am solo la ci mbir ma ñu teewlu ko moom Gora Khouma ci micro Pape Fara Ñing. waaw loolu day waxtaan la woon ak kilifa yi ci ne nañu arrêté coow li combat yi te ñu waxtaan muy dialogue moom lañ indi woon tey ñu séq ko ak kilifa yi gendarmerie police douane port avec pesage yu mel noonu ak ministère des transports ministre du travail. am nañu ñëw am nañu ñëwut Abdourahmane wax na ko son premier adjoint wax na ko ci wàllu convention collective bi puisque liggéeykat yëpp am nañ droit retraite ba mu des transport moo tax ñu ne convention bi mu ngi fi nañ ko génn ci tiroir yi appliqué ko ministre du travail da war a imposer patronat bi pour que travailleurs yi ñu am seen signature contrat ñoom nga tax ma ne xew ñu neex bu ñëwee nañ fóot waxtaan ci biiram nekk te ñi ngi ko war a bokkal gisoo leen kon dafa mel ni comme ni ko caméra di waxee rek ñi nekk ci mbedd yi di xeex booy war rek ñu fekki leen ndax xam naa ne gouvernement bi dafa mel ni moom looloo ko yitteel bëggul waxtaan ku xeex ak moom la bëgg. ñu yegg ba dëkk bañ naan Kenya ma nga nekk nag ca diwaanu Ziguinchor foofee askan wa nga xamante ni ñoo fa yeewoo ñoom nag takkoon nañu ay morso yu xonk rek di ñaxtu ndax nee nañ amuñu ndox mu sell amuñu courant amuñu nag ay jumtukaay ci wàllu wér-gu-yaram loole yëpp nag metti leen ba ñu yeggee ko nag maire ba di Abdoulaye Baldé moom nag yëkkati na fa ay kàddu moom maire bu Ziguinchor la mu leen xamal rek mooy dine am na ay projet yu door ci atum 2018 du ñàkk kon projet yooyu mën a yegg ci atum 2018 bokk na nag ci fexe kon ba seen quartier boobee mën a jotee ci courant waaye tamit mën a jotee ci ay yoon Boubacar Diassi. takk ay sagar yu xonq wane ay pancarte yu carton waaye it ay sondel yu bari li ni mel askan bu yeewoo ci quartier Kenya bu Ziguinchor daal di taamu ngir wane seen naxar. amuñu courant dëkk yëpp am nañu courant ñun mënuñu am courant
fu nekk dugg nañ fa pour am courant mënuñu am courant gis nañu maire Abdoulaye Baldé toog nañu moom ba sonn amuñu courant ñun ñu ngi fii depuis 88 ñu loti fii mënuñu am courant a problème ndox dañ ko am ñun sonn nañ si mairie bi boo xamante daf ñuy dicté duñu defal dara xam nga lan lañ bëgg président mu ñëw mu jàppale ñu mu defal ñu suñu koñ bi parce que suñu fan ni sonn nañu ñun dañoo sonn. tontuk jaraaf bu Ziguinchor Abdoulaye Baldé. di leen wax ni que mairie bi mi ngi def ay jéego mais ànd si ak waa Sénélec rawatina soo xam ne réseau boo xam ne réseau existant lañ jënd nañu ay ampoule jënd nañ ay câble pour réhabiliter les réseaux existants mais la loolu état bi ñëw nañ si fekk si yónnee fi ñaari société beneen bi waa Inde lañ ñu ngi fi déjà di liggéey beneen bi waa Allemagne la aussi dinañ ñëw si fan yi boobu quartier bu nekk si biir Ziguinchor dina am éclairage dinañ am couverture un taux de couverture de 100% en matière d'éclairage public. askan wi ne it quartier bi mu dëkk amul yoon. fu mu toll nii boo bëggee taxi da ngay génn fii dem fii ba si 54 bi fële du yoon bu tawee doo génn loolu teguñu ko fenn amuñu poste santé amuñu dara ñun amuñu dara ñun ñu ngi ne amuñu dara maanaam ñun dëkkuñu si Ziguinchor. tontuk Abdoulaye Baldé. dinañ commencé tabax ay tali bees donc dinañ commencé travaux yi surtout joxe nañ déjà ay mise en demeure ñoo xam ne ñoo nekk si voies yooyu pour que ñu jógee fa mais aussi ay bu amee ay ouvrage collectif ñu mel ni ay école ou ay dispensaire bu ñu nekkee si yoon bi aussi dañ ko faral di defaale. quartier Kenya bokk na ci ay gox yu commune bu Ziguinchor yu nekk ci bët saalum dëkk taax bi rawatina yu nekk ci yoonu Kanteen. ñu wax ci leneen nag muy conseil supérieur bu fonction publique loole nag daanu ko samp du yàgg lool mi ngi génn nag kon xibaar bi la mi ngi tukkee rek gannaaw janoo bi nga xamante ni nguurug Sénégal janoo na ko ak intersyndical bi ëmb liggéeykat yu goxaan yi ñu ne nag lu ko jiitu sax dana am ab conseil interministériel boo xamante ne daañu ko amal loolee ci ndoxteelu weeru mars bi lay doon ngir nag ñu waxtaane yeneen juróom-ñetti poñ yi nga xamante ne des na ci ñaar fukki poñ ak ñaar mu ñeel nag décret d'application yi Pape Fara ñi ngi Pape Sangone Mbaye. nguur gi ak mbootaay syndicat yu collectivité locale yi jot nañoo am ab déggoo léegi ñu daal di taxawal nag conseil supérieur bu daal di jëm ci wàllu fonction publique. ñu doon seet rek fan la ñu toll ci li nga xam ne moo doon nekk ci jeexital bi waroon a génne ci loi bi ñu adopté ci 2011 bi nga xam ni la mu doon diir mooy ñu am fonction publique locale maanaam ci maire yi ci département yi moom ay fonctionnaire yoo xam ni dañu am statut fonctionnaire u collectivité locale loolu bi ko assemblée nationale voté ba président de la république promulgué ko dafa am ñaar fukk ak ñaari décret yu ci waroon a topp ba fii ñu toll ni tey fukk ak ñeent rek ñoo ci jot a génn. gannaaw ñetti fanu grève ñii di mbootaay syndicat yi yëngu ci wàllu collectivité locale ne dinañ gis ñi nga xam ne ñoo nekk base bi bu ko defee li nu mel ñu gën koo mën a waxtaanee. observé woon nañu ñetti fan ñu tuddee ko grève sur l'ensemble du territoire national grève boobu li ko sababoon mooy dañoo amoon benn dossier bu nekk ci loxo état bi ñu tuddee ko statut de la fonction publique locale wante ñun en tant que travailleur dañoo war a dellu ci suñuy kër waxtaan ak liggéeykat yi nga xamante ne ñooñu joxoon seen kàddu pour ñu ñëw war a wax ak ñoom suñu delloo wax leen li ñu fi jëlee ci benn assemblée générale bu ñuy def suba. ci loolu ab comité interministériel la ñu fas yéene taxawal mu daal di sëgg nag ci laaj yi gën a jàmp naka noonu statut particulier yi. pour ñu gën a yaatal waxtaan wi jëkke ko nag ci nga xam ni am na solo muy situation sociale yi ñu fi fekk. moo xam indemnité de départ à la retraite moo xam réintégration travailleurs yi nga xam ni ñenn ñi justice jox na leen pour ñu réintégrer leen matagul ñenn ñi kenn réintégrer donc ñoom ñu seet ca na mu gën a gaawee te ministère bi jël pexe yi pour bu fekkente ni am na lu ci war a rot ñu jox leen ko ñu seet naka la ñu koy defee. comité boobu nag dinañ ko taxawal njeextalu février jàpp début mars ngir nag juróom-ñetti poñ yi nga xam ne ñoo des ci wàllu décret d'application ci 22 yi ñu daal di koy appliquer. leneen nit ak bëgg nañu ko jëfee matale ko su ko defee nag lépp lu tukkee ci yore ni ñeel gox-goxaan yi muy koppar yi mu mën a leer askan wi nag xam na mu tëddee xam fa mu féete loolee nag la ñu daal di amal bëgg ko amal ci lël boo xamante ne nag amaloon nañu ko lël boobee sax tey jii nag la tëji buntam njiital Haut Conseil des collectivités territoriales di Ousmane Tanor Dieng moom nag ma nga woon foofee di rafetlu mbir mi bu baax a baax ne lépp daal bëgg nañu koo jaarale ci xarale yi ngir nag mu gën a leer ci bopp askan wi dañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Dione. ngir bañ am benn sikki sàkka si nit ñi dajale alalu réew mi
ay élus locaux ay cadres ci gouvernement bi ak benn pàcc boo xam ne moom mu ngi daal di bokk ci société civile fas yéene daal di teg ay mécanismes de transfert ci jamono joo xam ne lii di acte de la décentralisation moom moo fi nekk. Le PUDC qui un peu. PUDC dafa jóg ngir jàngal ñu lépp lu jëm ci wàllum numérique te gis naa ne loolu lu am solo la ci àdduna wërngal këpp Sénégal nag dañoo war a dem ba am xeetu jëfalin yooyu ci mel ni ay réewu Kenya réewu Tanzanie wala Rwanda nga xam ne ñoom léegi joxente xaalis loxo sax demeetul noonu mën nañ ne amatu fa sax. Où pratiquement tout est dématérialisé. boole alal réew mi waaye tamit daal di financer lii di collectivité locale yi nekk beneen anam ci noonee nag la ñuy teg benn concept boo xamante ne lii di bonne gouvernance moom moo koy tax a jóg. il faut nga fexe ñu adhéré wu ci système bi ndax opérateur économique yi ñoo représenté 90% de la population sénégalaise wala plus sax même parce que même ñooñu buñ ci adhéré bi nag li ci gaaw mooy collectivité locale gën a jege opérateur économique yi di leen jàppale di discuter ak ñoom di leen satisfaire parce que su fekkee nit ki da nga ko war rek ne ko fayal te li muy fay maanaa sax da nga ko jël dugal ko fu baax waaye amul ci benn compte rendu xamul lu xew amul benn infrastructure ci biir dëkkam donc je pense que lu mën a bañ a fay da koy làqatu. numérisation wala boog digitalisation mu nekk boog benn xeetu méthode boo xam ne nit ñi mën nañ cee fay waaye tamit luy suqali lii di développement local la mu nekk benn outil boo xam ne dafa wér te wóor rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy yor alal réew mi. jaajëfal ko bu baax Cheikh Tidiane Dione niñ ko waxee woon procès bu Khalifa Sall ñu doon ko wéyal tey ci àjjuma ji waaye nag nee nañ àjjuma ji ñu dëkkmal ci la ñuy xam rek liy tukkee ca procès boobee muy verdict ba kon daañu ko xam àjjuma njiital tribunal correctionnel bu Dakaaru Malick Lamotte moo xamle lu ni mel xeex boobee sax ñu gis ni yóbbu woon nañu ko ba cour de justice bu CEDEAO ñoom avocat yi fare ci défense bi nag la ñu doon bëgg dañu leen ko lankal ñoom nag ña nga doon sàkku rek kon ñu daal di dakkal boobeep atte waaye cour de justice ba nee na nag dañu koy wéyal ñi fare ci CEDEAO muy attekat yooyu féete kon ci cour de justice bu CEDEAO ñoom nag li ñu jàpp kon ci mbir mi dinañ ko gën a fësal loolee fii ak weer lay doon mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi bu mu sotti ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew ngir xam fàcc leen xibaar yi ci nasaraan